asalaamaaleykum mbokk yi seetaan seen chaîne bi di Kacci Kacci TV ñoo ngi am mbégte di dikkaat ak yéen ci seen émission à cœur ouvert mbokk yi xam ngeen ni ñu ngi ci mois de mars te ku ne mois de mars sa xel dem ci weer bi nga xamante ni ci la ñu war a sargal jigéen ci weer bi nga xamante ni ci la ñu war a fësal jigéen yu am jom jigéen yi béy seen waar fii ci réew mi ñu leen di woowee itam jigéen yu mën góor naam bés bu ne war nañ mën a sargal jigéen waaye tey ci raw su ko defee dañuy daal di dalal ak sargal ki nga xamante ni mooy soxna Sophie Gueye Sophie Gueye su ngeen ko déggee seen xel day dem ci doomi Sénégal boobu nga xamante ni moo yor association bi ñu duppee les racines de l'espoir ubbi xolam def ci gune yi waaye def ci ñëpp waaye suñuy naan Sophie Gueye mooy kan lan la Sophie di tontu. Sophie Gueye benn ndaw bu jigéen la bu juddoo Sénégal màggee Sénégal bu juddoo Sénégal Patte d'Oie màggee Hann Mariste jàng ci domaine marketing liggéey ak ay ONG yu bëri ak ay agence de communication ba bi muy teg agence boppam nekk tey à la tête d'une association bu ñuy woowee Reenu Yaakaar. léeg-léeg nga dégg ñu naan soo bëggee xam nit dëgg danga koy laaj ña muy àndal Demba Badji nga xamante ni collègue la ci Sophie Gueye dinañ ko teewlu ak kii nga xamante ni mooy Imam Ndaw. À la base nag man Sophie en fait je l'ai connue via une amie bi nga xam ne ni ñoo bokkoon benn classe kooku moo ma présenté à la base kat mooy Sophie Gueye après bon ci liggéey boobu noonu nga xam ne mi ngi ci daan def. ñu daal di mu doon li nga xam ne dafa mës a imprégné ci li nga xam ne ni moom la doon doxalee ci ni muy jàppalee xale yi bon c'est après que moom ci la ma expliqué ma ne ko mais bien sûr je vais adhérer ci noonu laa commencé liggéey bi ak moom ba ñu yegg fu ñu yegg nii tey. soxna Sophie Gueye soxla soo xam ne la ku baax la te kii sonn la. te ku bëgg lu baax la soxna Sophie Gueye yàllaa ko natt mu bëgg def lu baax soxna Sophie Gueye yàlla moo ko bindee li mu ko bindee ngir muy liggéeyal jaam yi. waaw ku xam Sophie Gueye nag xam ni nit ki nga xam ne la nit ku am fulla ak fayda ci lu muy def nit ki nga xam ne ni dafa dëgg ci lu may def te lépp li nga xam ne ni lu jëm ci caaxaan nekk ci maanaam tey jii nii bu ñuy liggéey dalay won ni liggéey bi nii la war a nekkee nii lay defee te une personne très ouverte d'esprit très ouverte di nangu au moins nga joxe sa xalaat di def li nga xam ne ni moom mooy prise en contact bi nga xam ne ni tey jii nii ak foo mënta nekk di nga ci mën a nekk maanaam ci biir Sophie Gueye sax da ngay jàng tey jàngat googu noonu mi ngi nekk ci lépp dans la vie professionnelle dans la vie sociale ci ni ngay gérer ci ni nga war a comporter woo ci nit yi nga xam ne ni yaa ngi leen di yóbbul ay dons donc ci ñi nga war a waxee ak Sénégalais yi ak ñi nga xam ne ni ñooñu ngay yóbbu donc en quelque sorte Sophie tey jii ni benn université la en quelque sorte bi nga xam ne ni ku nekk tey war na mën a gëstu ci loolu noonu jàppale ko ci ngeen di échanger pour mën a am lenn li nga xam ne ni ko ci puiser. ndax yonent bi moo ne kullun muyassarun lima xuliqa la kenn ku nekk la ko yàlla bindee loolu rek lay mën a def moom nag yàlla daa dogal yàlla da ko mooñaalee bind ko moom soxna Sophie Gueye muy ñaqal jaam yi di sonnal jaam yi bëggul si nag sant bëggul si fay xanaa fayu yàlla ak sant sunu borom bi comme ni yàlla waxoon rek ci alxuraan ne sooy joxee nit ki jox ko te bul sàkku nit ki sant la bul sàkk nit ki jox la dara wala mu di la fay comme nag alxuraan waxee ne innamaa nut'imukum li wajhillaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wala sukuuran Sophie Gueye loolu lay doxee. waaw en quelque sorte métti woon na méttiwul ndax tey jii ni ku xam ne liggéeyam social xam ni du lu yomb ndax tey jii ni mi ngi def ay mbir yu bëri yi nga xam ne ni maanaam kenn yëgu ko te yàlla xam na ni des fois mu métti bi ma ci dàqal mooy par exemple on a voyagé période de couvre-feu bi
ñi ngi defoon benn activité bi nga xam ne ni maanaam dañoo demoon ci sinistre yi ndox bi ndeysaan mi ngi ko sonal mais il était presque plus de 20 heures ndeysaan ñu nekk biir Kër Massar yegg foofu noonu ndox mi mi ngi ko toll ba fii ma xool xam ni fii nii wax dëgg fa neex yàlla dina métti au fait pour ñu yegg mais elle a su au fait comme li ñuy wax rek Sophie da di une femme forte. muy jamonoy mbas mi booba nga xam ne parce que kenn du ñemee dugg ci daara yi wala boog daara yi sax ñu ngi bëgg sax far ñu dem ñibbi seeni kër booba la daan ñëw di affronter ak ñun toog ak xale yi di leen jox ñiy lekk di leen jox ñiy naan di leen woddu di leen defal lépp fii nii nga toog Soxna Sophie Gueye yenn na fi togg na fi añ du benn du ñaar du ñett jox ndong yi fu mu bëgg yegg moom wax dëgg fa neex yàlla tant que mi ngi ànd ak bakkanam ak pas-pas bi rek da ci yegg ñu daal di yegg foofu noonu bon ma daal di ko jël may ko appui pour ñu mën a jàll ci loolu noonu et c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné mooy maanaam même devant des obstacles elle continue à se battre pour objectif am c'est une femme vraiment impressionnante ci lépp nag ci lépp et c'est une femme très passionnée ci lu muy def maanaam xaabu ci kenn soxlaw ci kenn te lépp lu muy def daal suñu borom la ko dégg te nit genre nit yooyu noonu et ce sont des personnes yi nga xam ne elles sont à prôner en fait mbégte la tey jii nii ngay nekk ak moom di liggéey ak moom mu di la teg ci yoon ji nga xam ne ni en fait peut-être du ma ne bu dul woon moom doo yegg fi nga yegg waaye am na lu bëri li nga xam ne def na ko sa àddina def na ko ci jàngat ci yow et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en elle. di suñu mag di suñu rak suñu soxna ñun de ñu ngi leen di ndokkeel gi nag bés bu set la war xanaa kay dañ koy feddali bés bu set yaay suñu yaay yëpp war nañ leen ndokkeel war nañ leen a ñaanal war nañ leen gërëm kon ñu ngi ndokkeel suñu mbokk jigéen yëpp suñu yaay suñu bàjjen yeeg suñu yëpp ak suñu rakk jigéen yi di leen wax yéen jigéen ñi ngeen xool ci soxna si di Sophie Gueye dimbali na néew ju doole yi dimbali na daari alxuraan yi dimbali na ñu ñàkk ñi waaye itam fekk na ay jirim wala ay baay yoo xam ne mënuñu dara mu dimbale leen te bëgguñ sant ko waaye nag daañu ko sant de. Sophie Gueye ndax mën nañ xam nan la dundee woon jaar-jaaram fële ca l'école. parcours scolaire tranquille hein, c'est-à-dire tey boo jëlee sama enfance comme d'habitude soo ma xoolee war a xam ne ku sopp laa woon donc bi may gën a nekk xale dama soboon mais sopp ci sensu organisation doon jiite ay nit par exemple sama quartier lu bëri maa ko doon organiser pour que jeunes yi dajaloo à l'école man maa doon présidente bureau bi pendant des années j'en profite di nuyu waa groupe scolaire Alwar yëpp et voilà j'aimais l'organisation xam nga indi nit ñi pour ñu booloo doon benn et ci sens boobu sax encore une fois ci la ñu créé l'association Les Racines de l'Espoir. su loolu weesoo naka la Sophie di dundee li nga xamante ni mooy liggéeyam bu muy def. waaw en fait man dama entêté woon je me disais que malheureusement léegi ak sama entreprise je me suis retrouvée dans un bureau je me disais que bëgguma woon yëfu bureau dama yàgg bëgg liggéeyu terrain et tout ce qui va avec. donc man déjà juste après le bac dama dajale woon samay xale koñ di leen jàngal man xeebuma woon benn liggéey di def sama première année marketing bokk comme agent yi ngay gis agent terrain pas ñuy dugg ci kër yi mais tey boo xoolee boo demee ci supermarché yi ñi ngi fay fekk def naa liggéey yu mel noonu ba bi nga xam ne ma commencé nag di rédiger ay stratégie de communication pour ay entreprises loolu nag la ñu woowee freelance le pourquoi freelance bi dama wax ne peut-être que j'étais prédestinée à être
à 50 voire 60% sur le terrain dans le domaine social moo tax xëy na yàlla mettre ma ci condition yoo xam ne Ousmane su ma soxlaa mën naa ko liggéeyal mu fay ma sama xaalis ma wëyal continuer sama activité yi may def donc j'ai beaucoup travaillé en freelance bi ma ci jugee nag ma jotoon a remplacer dans une ONG de la place benn agent bu demoon vacances bi mu jugee nag ñëw ma tàmbale nag di dem mission dans la vallée du fleuve Sénégal ba yàlla dogal tey ma nekk entre Racine de l'Espoir la télévision chroniqueuse à la télé ak sama boîte bi nga xam ne moom laa tijji. Sophie Gueye mën nañ ne dafay yëngatu ci social lay dox nan la xalaat boobu dikkee. social tey Sénégal wala Afrique wala jullit wala chrétien je pense que bu koy def rek yaa ngi def sa warugal man sax yàlla xam na ne c'est étonnant tey mbir yi fa mu ma yóbbu ak fa mu ma teg ci yéen ak keneen. parce que je me suis dit que quoi de plus normal doomu aadama di dimbali moromu doomu aadama quoi de plus normal di dajale ay nit ñuy dimbali nit ñi quoi de plus normal nga xool li nga xam ne moom nga ëppale nit nga defaral ko quoi de plus normal d'être juste humain donc au-delà de passion bi nga xamante ni man moom laa am depuis ma nekk xale je pense que tout autour de nous daf ñuy obligé à faire du bien ndax boo duggee ci religion yi boo ñëwee ci zakat yeeg aumône yeeg feneen ak feneen lépp dañuy wax partager li nga am soo jugee ci religion yi culturellement parlant soo amul jafe-jafe àdduna am nga mbokk bu am jafe-jafe àdduna mbaa nga am voisin yu am jafe-jafe àdduna donc tey képp koo xam ne yow africain nga wala sénégalaise def lu baax dalaa war boo ma permettre sax ma rappeler la ne la suñu kër maam yi da daan am loolu ñuy woowee boolu dof wala boolu ku dox rek ñëw nga xam ne tey loolu social gënu koo rëy da nga daan am sa maam mu génn àdduna nga soogay xam ne mooy dundal voisin yëpp à côté ci sutura ak ci sac donc social fii lañ ko fekk je suis en train de téye flamme boobu fas yéene ko transmettre les générations à venir. gis nañ ni Sophie dafa bëgg ay xale waaye xale itam noonu lañu bëggee Sophie lan moo lay lié ak xale yooyu. xam ngeen xale mooy doon magum ëllëg te tey toll nañ ci monde boo xam ne dañuy avancer égoïsme bi di gën a jël terrain doomu aadama yi di soxor donte am na ñu baax ndax liggéey bi fii ma toll tey ñu baax ñoo ma wër. ak ñu baax tey sax ñooy def interview bi ndax mënoon ngeen 8 mars ne dañuy choisir yeneen jigéen mais pour firndeel rek ne pourquoi les enfants dafa mel ni garab buy màgg ca na muy màggee ak fruits yi muy joxe di nga xam ndax jiw ba baax na wala baaxul donc ci xale ngay préparer mag les enfants déjà dañu nekk ñu yàlla sàkk ñoo xam ne mérité wuñu souffrir ñu yàlla sàkk ñoo xamante ni ñun ñoo leen war a toppatoo te bëri nañu fuir seen responsabilité wala ay xale yoo xam ne amuñu chance yi nga xam ne soit suñuy doom wala suñuy frère am nañ ko donc à ces enfants là ñun dañ leen di récupérer pour may leen chance bi nga xam ne peut-être yeneen xale yi am nañ ko te ñoom amuñu ko waajal leen nag waajal bi surtout moo ma amal solo ndax lu baax ci xale nga koy def ngir mu màggaale ko xëy na lii ñuy def nii bu antuwoo dëggantaan le Sénégal de demain vous verrez de très belles personnes et de très belles âmes. am na nu muy demee liggéey ci social aussi du lu yomb donte da ngay def te yàlla tax mais ndax mës nga ci dund benn expérience bu nga xamante ni mën nga ko woowee déception wala satisfaction kese nga ci am. satisfaction bëri na ne serait-ce que gis xale mu sourire satisfaction la ci ñun ne serait-ce nga dem ci àll yi gën a sori dem ci village yi gën a sori jàppalanteeg nit yi fa nekk. ñu xool la ci bët nga gis mbégte ci seen bët ñu ñaanal la yàlla satisfaction la mais satisfaction yi gën a mag mooy sama tur bi nga xam ne mi ngi law ci réew mii ñu ne te ñenn lawaluñ ko lu dul ñi nga defal lu baax tey bëri naa ay turandoo Sénégal te ci social laa ko amee ba barki Dembo Ndiaye rek fa ñu dem ci Kolda tabax fa case de santé doom bébé bu jigéen bi fa njëkk juddu man lañ ko tuddee donc yaakaar naa ne satisfaction du dab loolu satisfaction nag day nekk physique day nekk doomu aadama sama plus grande satisfaction mooy tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ma wër ay jeunes yoo xam ne ñoo bokk pas-pas seeni xol rafet ndax yàlla di nga nekk ci liggéey sax mu boole la ak ay doomu aadama yu doy waar mais j'ai de très belles personnes autour de moi et c'est aussi ma plus grande satisfaction. Déception je pense que ñëpp xam nañ ko parce que parfois man déception obstacle du ma ko woowee déception man plus muy metti plus may gën a ngoy pour mën a dem de l'avant plus may gis lu ma metti plus may gëm ne lu baax moo nekk ci ginnaaw plus nit di ma fexeel plus may gëm ne bu la yàlla aaree nga aaru mais du ma koy sax déception mais naqar bi ma jot a dund foog naa Sénégal yëpp xam nañ ko mooy bi ñu dimbalee Fama
mu nekk benn xale boo xam ne dund nañu pendant 2 ans ak moom ah nga jaay say takkaay membre yi wàcc sur le terrain presque di sax bu ma ne maajaal yalwaan la woon sax pour que mu wér ñu demoon ba am yaakaar mu tukki ñibbi si génn àdduna je pense que loolu moo gënoon métti et puis Sénégal yëpp jàppoon si parce que période boobu foo tourné gisoon slogan je suis femme ndax combat bi touché woon na leen ba Sénégal yëpp nekk ci sama vœu période boobu moo doon mu wér ba tey mën a bokk ci xale yi nga xamante ni tey ñoom la ñu àndal ci liggéey bi mais malheureusement génn na àdduna dañ koy nangul suñu borom mais duñu nëbb tamit ne metti woon nañu fu mettit yam te ba tey sax fàttewuñ ko. ndax Sophie Gueye am na bés bu ko marqué wala lu ko marqué ba mu nekkee Sophie ba léegi. Dans ma vie, qu'est-ce qui m'a le plus marqué peut-être le décès de sama grand-mère si côté papa sama frère papa bi génn àdduna sama côté yaay sama grand-mère mooy sama yaayu yaay parce que bëggoon naa aussi mu fekkee lii nii yëpp xam ngeen maam ak sëtam ni mu mel rek en plus dama doon dégg ne quand j'étais petite da daan wax sama yaay waaw sa doom ji bu màggee dina nekk kenn donc dëgg la naam nekkaguma kenn mais bëggoon naa mu fekkee samay petit pas te nekk fi donc maa ngi koy ñaanal fi mu nekk suñu borom vraiment xaaree ko aljanna et puis ñu fekk ko fa ñun tamit yàlla na yéex ci voilà ci mi ngi noonu daal bokk na ci lu ma gën a marqué lu négatif li ma gën a marqué lu positif mooy aujourd'hui sens organisation bi ma am c'est-à-dire l'éducation que mon père m'a donné aujourd'hui nekk fi mi ngi États-Unis maa ngi profité di ko nuyoo parce que éducation boobu mooy sama arme tey boo demee suñu kër rez-de-chaussée fa la association bi nekk siège fa la ñuy réunion yi fa ngay gis xale boo demee premier fa la sama entreprise nekk donc je pense que cadeau bi ma yàlla jox dëggantaan dans ma vie c'est d'avoir des parents formidables et réalisation yi may def petit à petit que ça soit dans le domaine professionnel associatif ou familial maa ngi nuyu sama famille côté papa ak yaay yëpp parce que quoi que l'on dise nit dina def dara du am soutien familial et am naa seen soutien bëgg nañ ma et j'ose espérer que dina continuer ba du ñu am déception ci sama jëmm ji. tey di bésu 8 mars muy bés bu nga xamante ni dañ ciy sargal jigéen ndax Sophie Gueye am na message bu mu bëgg jàllale jigéen yi. ñu góorgóorlu xam naa dinañ ne sonal naa góor yi mais ku ne jigéen góor ngay njëkk wax bés bu ñu góor yi uufee rek ni ñu leen yàlla dénkee boo leen ñu uufee noonu rek. pousse ñu di ngeen xam ne la force de la femme est incroyable wóolu bi yàlla wóolu jigéen ba jël bakken def ko ci moom 9 mois mu war a indi nit ci àdduna boo xoolee managementu jigéen yow yaa nga ca kër ga yaa ëmb yaay accoucher yaay gérer monsieur di gérer entreprise bi di gérer xale yi je pense que la femme elle est forte cette force là dañ koy utiliser ci lu baax parce que 8 mars la ñu wax ku ne jigéen di nga wax lu positif mais di nga wax xeexante bi defante lu ñaaw li suñu biir mais nañu jël suñu force def ko ci lu baax et man 8 mars bu jotee dafa am lu may def man damay jënd fleur di ko offrir femmes yi nga xamante ni ñoom ñooy jaay ci mbedd bi di jaay orange di jaay gerte caaf di jaay légumes parce que ñooñu duñ leen tendre caméra yi suñu yaay yooyu di yanu jën ak di jaay ci mbedd bi c'est des femmes comme tout le monde elles sont braves mais 8 mars qui fait des reportages sur elles moo tax nag man 8 mars bu jotee ginnaaw toutes ces femmes braves ñooñu lay rendre hommage suñuy maman yiy jug fajar di jaay ci marché yi wala di jaay ci mbedd bi mbaa ñu nekk ci village yi gën a sori ñooñu lay ñaanal su ma ci jugee ne jigéen ñi nañu góorgóorlu rek ndax doole bi ñu yàlla may suñ ko exploité ci lu baax on porte le monde ira bien incha allah. gis nañ ni Sophie Gueye social bi nga xamante ni moom la nekk di def macha allah ñu bëri ñi ngi ko ci delloo njukkal di ko jox ay neexal yu bëri lu ci mel ni ay prix nan la demee ak nan nga dundee sargal yooyu noonu. non seulement ça fait chaud au cœur mais tamit nit ñi ñoo ko ñaanoon damay rappeler premier prix bi ma recevoir ñu ne ma yàlla bu mu si am di nga ci recevoir ba doyal mujj bi bu may dugal prix yi sax dama naan leen xam naa sonn ngeen ci félicitations yi. wante mi ngi nii ay yéene yu dajaloo la d'abord loolu laa jàppee prix yi ak encouragement ndax boo leen gisee bu Ghana bi dem naa fa Maroc recevoir ko nominé nañ ma Guinée sax incha allah maa ngi war a dem Guinée yàlla naa indi ndam li Sénégal mais ay prix la yu ma touché parce que dafay wane que ni nit ñi ngi gis li nga def gis ñi nga àndal donte mënuñu primer ñëpp dañuy lay primer association bi à travers sa personne boo ko jotee rek di nga ne gënuma fi de
wala dàquma def social Sénégal de wante ku war a góorgóorlu laa ndax nit ñi ngi yëkkati ay prix di ma ko jox ngir sargal ma donc lépp loo xamante ni rek maa ngi koy recevoir ci wàllu social maa ngi koy delloo tous les membres de l'association Les Racines de l'Espoir ak képp koo xamante ni rek yaa ngi suivre Sophie Gueye bëgg ko di ko safoo te bëgg mu jëm kanam donc prix yooyu noonu yëpp maa ngi leen koy décerner te wax yàlla bu mu fi yam ndax gars yi nee nañ nag musée la ñu bëgg. ndax mën nañ xam lan mooy passion Sophie li nga xamante ni bu koy def dafay bég. tennis et transition bi dafa grave parce que man bi may gën a nekk xale nag moom waaw ba tey sax di nga xaw a sentir un peu stylo voilà garçon manqué bi je jouais au foot et après nag le tennis dugguma damay dem tennis. dama daan c'est une jeune fille comme tout le monde dama daan ànd ak samay nit baali mais ndeysaan péripéties de la vie xam nga yàlla yenn yi bu la ko bëggee kii day yan nag ay responsabilité ba tey je sors ak samay cousines mais restaurant tamit au bord de la mer maanaam su ma feesee dëgg-dëgg damay dem géej toog fa donc restaurant ak tennis pour le moment ñaar yooyu daal mooy loo xam ne dina ma apaiser te dama koy def en dehors de samay activités. ndax mën nañ xam géyeen bi lan mooy plat préféré. non da nga naan ban tur yàlla xam nga yàlla nag fu ne nga koy fekk boo waxee plat sekkeen yeeg jaween yi bul def noonu mais bon ceebu jën waaw ceebu jën bu xonk moom ba pare dama xaw a doy waar nag nee nañ ma ndax ndeysaan li nga bëgg lekk rek nga gën a mën a togg loolooy wax ji donc ceebu jën j'aime le ceebu jën macha allah maa ngi leen di remercier parce que c'est pas évident nga nekk jigéen nga nekk jeune say moromu jeune wala ay doomu aadama jël la c'est parce que bu dee am na tuuti considération sax considéré li maa ngi leen di remercier pour marque d'attention bii ngeen def d'avoir choisi sama image pour 8 mars bi di leen wax tamit yàlla na liggéey bi jëm kanam yéen synonyme de passion ngeen c'est-à-dire doomu aadama boo xam ne day utiliser passion pour aller jusqu'au bout de ay combat am donc tey képp kuy jeune rek te am objectif bu gestoo mu gis leen dina ne carrément il faut se battre jusqu'au bout donc waa Mafia Kacc Kacc TV yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defaral te voilà yàlla bu yàlla tas yaakaar je vous remercie du fond du cœur